xëcc mooy kii at ci say doom. ñu bàyyiwuñu xel. dañ leen négligé traumatisme daf ma dañ leen négligé seen état d'âme. man traumatisme daf ma ñoom. ma d'accord naa ak yow ñun suñu yar. dañ leen traumatiser te xam nga li tax mu dangereux. à quoi faisant parce que c'est important. dóor yi moment boo warul dóor nga dóor bu max ay punir ci ay doo lekk yooyu yëpp. traumatisme loolu traumatisé ay di ko xuuxal yenn xuuxal yi suba mu war a dem waaye lan la di ko lakk mais li nga di ko lakk man yaa may xuuxal ma de am paa boo xam ne dañ say ñor di xaw ma lakk mais yow di ko lakk mais yow am na doom ba pare yeggaleen ñoo xam ne doom yi ñuy def jur leen barki yàlla ma ñuy def yooyu doom yi ñuy jur di ko tudd waaw kaani mu ne nga kaani ko jëw sama papa barke léegi mu jural ko traumatisme dañ papa waxuma dara rey sa maam foo gis lu ñuul daw. waaw léegi lan la leen di def ci xale léegi yow pour yow. traumatisme xam lu muy def ci xale pour yow xaaral pour yow yuuxu bi dóor bi gëdd bi xuuxal bi lan la mën a def ci xale. day war a nekk président de la république brillant lool du poser sax candidature am. ndax lan. parce que traumatisme day indiwaat peur. doo ma bàyyi day indiwaat peur. dootu parce que tu n'es pas bien. estime de soi. émotion yooyu dafay des. dafay des ci sa xol. am na koo xam ne dafa ragal sax am jabar ndax traumatisme yi mu gis. dëgg la. man maa la ko wax. mais regarde les enfants de la rue. maa la ko wax. mais fala doon ñëw c'est-à-dire aujourd'hui les enfants de la rue. attends oncle Ben les enfants de la rue ak xale yi nga xam ne. jur nañ leen bëgg leen nampal leen di leen xool am na sax ni mata di wax naan nampal di la xool ci mbedd bi lañ koy defee. ci mbedd bi ci biir kaar yi. kaar bi sax tane na tu tends la main tu apprends à ton enfant à tendre la main yaa ngi toog ci biti di nampal di ko xool. di xool ban genre yaay nga. et pourtant yaa ngi nampal. yaa ngi nampal toog ci mbedd. toog ci mbedd di jàngal sa doom tendre la main defoo dara. defoo dara c'est-à-dire mooy li ngeen wax yaay gis nga jur. du loolu rek mooy indi yërmande ci xolu nit. ndax aujourd'hui li Safia di wax considération la place de l'enfant dans la société la ñu gën njëkk bafoué. la ñu njëkk bafoué te waxuma la sax ay tubaab man waxuma waxu droit de l'enfant Serigne Saliou Mbacké bokk na ci ñi tax tey lii may def nii ma fonk ko bu baax a baax. Serigne Saliou Mbacké dafa wax lu nekk ci xale. ci bi muy nekk sax ci xilaaf da doon wax ne jàpp leen ni ku def dara xale dafa mel ni man mii Saliou ngeen ko def. kon moom bi muy dund yërmande amaatoon na fi yaay. amoon na fi de et pourtant dafa am lu nekk ci xale loo xamante ni ñu bëri dañ koy négliger am na ñoo xam ne dañuy jur nii rek pour le plaisir d'avoir des enfants. mooy ñi ngeen wax ñi nga xam ne xoolal na dañuy jur ñu ne diw moo jur diw mais keneen yar léegi bu dee yar bi tamit bañuñu ko yaay mais dénk koo wóolu aujourd'hui on parle que de meurtre on parle que de viol yaay ca biir kër yi lay xewee ka nga wóolu ngay dénk sa doom quelques trucs plus tard ngeen di wax mu ne la yaay nangam ku ma ko def tonton diw kan ngay wóolu fan ngay yóbbu sa doom naka ngay def non c'est-à-dire il faut qu'on accepte que la société a changé et que la société a évolué maintenant nag li Sophie wax rek gis nga place su xale. on ne doit pas accepter cette évolution justement. accepter pour accepter mooy accepter d'abord pour conscientiser. accepter mooy tey boo ne ma Sophie da nga tàngu xol il faut que j'accepte ce défaut là pour pouvoir trouver changer des solutions foofu laa doon waxee accepter bi mais pas fi nga ko jëlee. d'accord naa foofu ñu essayé waat ak téléspectateurs yi laataa ñuy ñëwaat Oustaz Modou Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la gërëm bu baax a baax ci seetaan bi namm nañ la lool nag ah yaa ngi ci jàmm. la place de l'enfant dans la société sénégalaise. allô. serveur bi tey nag mu may def ay yëf te franchement on aurait aimé avoir l'avis des gens. parce que c'est très important ci li nga xam ne loolu la ñuy waxtaanee nii. parce que société bi dañuy gis à chaque fois quand il y a des problèmes surtout ci ñi nga xam ne dem nañ ba nekk ay mag 20 ans et plus day fekk ne seen ay parents nekk ñoo xam ne dañoo am alal. et il y a un problème bu loolu amee il faut que ñu taxaw def seetlu waxtaan ci parce que ñoom derrière am ñi ñuy àndal peut-être amaana yoruñu mais s'il y a un problème ñoom dañ ciy génn de ñu baadoole yi rek ñooy des ci kaso yi te loolu tamit il faut ñu taxaw waxtaan ci parce que gis nañ ni ces temps-ci il y a beaucoup de problèmes côté agression côté leneen ak leneen li ko waral góom la biir Sénégal bu ñu war a faj te fajuñu ko te kanam la jëm ndax xale yi bu ñu jógee di gis seen yaay xam nga da nga ne sànq yaag Marius da nga am benn âge boo xam ne boo ci tolloo 10 ans jëm 16 ans par exemple ngay gis sa yaay bu waree togg day sonn lool ndeysaan loolu da ngay teel a responsable c'est-à-dire da ngay teel a yéene sa yaay mu am dara
mais boo ko amee ba am ay 25 ans 30 ans nga nekk ci kër gi di gis amuñu retour muy continuer di am da ngay mujj ñëkk te quand tu sors koo gis da nga koy mere da ngay gis ku yor iPhone 12 am sax nga ni kii lu tax mu yor iPhone 12 alors que chez moi on ne parvient pas à manger. D'accord. Et les gens dañuy agressé te c'est pas une excuse te du lu baax mais da ngay gis ñu koy dund. parce que après boo waxtaanee danaa sama yaay moo tax may def lii wala sama papa moo tax wala sama sœur yi may teg fii lekkuñu depuis démb wala lekkuñu depuis bërki démb alors que yow yaa ngi dem restaurant di yàq foofu 30 40 50 000 et avec les réseaux sociaux ça devient plus grave parce que da ngay gis ñoo xam ne à chaque fois ils sont dans des endroits yoo xam ne yàlla dafa maye te yamalewul dëgg la mais bu ñuy def wala bu ñuy wane nañuy fàttaliku ñu am na ñoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon di wut ñu lekk 100 francs sax da leen di të dëgg la 100 francs da leen di të te dëkk la bu ñu nekk boo xam ne nit ñi dañuy gaaw a aigri nit ñi dañuy gaaw a soxor nit ñi dañuy gaaw a réagir de façon méchante te doo comprendre. j'ai vu un homme boo xam ne ñaari fan yaay fin fond Kédougou day woor pour njabootam lekk beneen couche bi ñu war a wax tamit mooy ñun ñi fi toog day woor moom paa bi day woor pour njabootam am nañu lekk man ci mission Kédougou laa gis ci laa xam ne am na waajur effectivement ñu def ay sacrifices énormes pour leurs enfants c'est un père de famille mais man beneen couche bi may wax man boo xam ne boo ko waxee ñu ne fii waruñu ko wax tabu te ñun ñëpp ñu ngi siy teg sañu bët hier rek teg naa sama bët les enfants yi nekk devant les boulangeries solo ñu dàll dem ba dama si gis juróom solo ñu daal la ñu ngi yor seen pot ak waxtu yàlla bi di dugg si ndoxu boucher yi di dox tànku neen mais ça m'a fait mal mais y en a combien au Sénégal couche boobu kan moo leen war a protéger couche boobu est-ce que dinañ am éducation bu baax seen protection seeni waajur la waroon commencer voilà on a raté la base exactement l'irresponsabilité des parents et en plus aussi irresponsabilité des autorités de ce pays parce que bu ñu fi toogee ne xale yooyu franchement ils ont besoin de vivre xale yooyu ils ont besoin d'être aimés mais foo leen gis ñu ngi salté amuñu dàll ñu ngi yor benn pot di taxaw fu lekkukaay yi ak te xale yi seet leen lekkukaay yi rek la ñuy taxaw ak fi ñuy ay guichet la ñuy taxaw mais ñooñu kan moo qui est responsable ça ñooñu kan moo leen mën a génnee si tooxi dooni boobu pour ñun sénégalais ñu yeewu xam ne chaque jour bu ñu yeewoo le matin di dawal sañu oto ñu ngi xool loo xam ne yàlla santaane wu ko kenn santaane d'abord les parents ki Sophie a wax les autorités puis ki Sophie wax Serigne Saliou bëggul kooku bëggul sax xale nga laal ko nii sax bëggu ko xale yi dañ daan yéeg si kawam mais ñooñu ñooy nitu yàlla loolu la boo bëggoon changer yéreem sax bu ay xale takkal mu mere la mais ñooñu plaisir am looloon la di toog xale yi di takkal yéreem pourquoi ñu jox leen des gens irresponsables yoo xam ne ils sont là aux yeux de tous les Sénégalais chaque fois matin midi soir ñu koy gis te ñun mënuñu si def dara waa léegi xam nga